quartier bi fi laa dëkk fi laa foowee terrain bi fi laa defee tànku nen fi laa joué égat fi laa màggee fi laa defee lépp ba nii tey ci quartier bi laa dëkk. voilà travaux yi nag vraiment ñun man bi ma ko gisee parce que nekk ma fi woon semaine bi je viens juste d'arriver bi ma ko gisee vraiment dama mbégte mu mag laa ci àndal parce que benn projet la bu ñu doon dégg ñenn ñi sax doon wax naan ay waxi politique la comme niñ koy déggee saa su nekk mais bi ma demee ba ñu gis ñu commencé dérouler les activités maanaam di toj terrain bi di ko transformer di ko def stade vraiment man mi dëkk ci quartier bi dama ci am xol bu sedd guy di ñaan yàlla nag ni travaux yi démarré ci bismillah yàlla nañu dem ba mu ñu koy inauguré mu jeex tàkk ak lépp loo xamante ne si moom lay àndal. sant yàlla bu baax a baax ndaxte buñ amee koo xamante si ni dafay ñëw defal ñu lu mel nii dañ ciy sant yàlla bu baax ndaxte ñun lii rek lañ bëgg ku ñu defal loo xamante si ni suñuy ndaw dinañ si mën a yëg seen bopp dinañ si mën a gis seen bopp c'est parce que ñun dañuy dund sport di jaajëfal Bara Gaye bu baax taxaw bi nga xamante si ni moom lay def si terrain bi loolu noonu wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko bu baax a baax. yàlla dogal na lépp lu si ëpp leer na sama bopp avant que liggéey bi di commencer parce que yàlla dogal na terrain bi buñ doon wër tey si ñi ko gën a jege man dama ciy bokk buñ waxee benn dañ ñaareel bi man lay nekk parce que yaakaar naa ne fooy bëgg a def 20 ans lu fa am rek daanaka li la si ump waratu mën a bari daal. ñoo fekkee kenn waxuñu wax dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu bu baax monsieur le maire Bara Gaye yàlla def na yónnee na fi ay ndaw convoqué noonu biñ demet wax dëgg yàlla dalal nañu jël na temps expliqué nañu ci bureau ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo wër terrain bi ñun ñëpp mu expliqué nañu nan la bëgg a def terrain bi tegal ñu moquette bi ñu gis wax nañu loo xamante ni du dal suñu xel la doon quoi wax dëgg yàlla jaar na fi mu war a jaar dugg na si kër yi ñëpp yabal fi ndaw biñ ñëwet ñu ni wuy ji nañ ko biñ demet waxtaan naa ñun loo xam ne luñ mën a dégg la daal. centre bi aussi bi ñu ko fi def c'était tout juste pour utal jeunes yi nga xamante ne si ñoo dëkk ci quartier bi benn foo xamante ne si dañ fay épanouir ndax centre bi polyvalent la woon amoon na ay yu bari amoon na salle de sport amoon na fu ñuy jàngee les petits métiers amoon na jardin d'enfants amoon na leneen mais dañu demoon ba centre bi mujj délabré wu ba activités yi taxoon ñu créer ko sax activités yooyu amatu ci bon bu ñu demee ba gis ni loolu vraiment la taxoon mu jóg nekkatu ko amatul sens ñu ko fi bàyyi bu fekkee terrain bi da ko soxla pourquoi pas ñu jël ko boole ko ci terrain bi lépp aussi di njariñu jeunes yi parce que ci jeunes yi la ñu ko jëlee centre bi mais ci jeunes yi la ñu koy delloowaat ndax stade moom ku ne stade wax jeunesse wax sport wax jeunesse. centre polyvalent bi nga xam ni dafa nekkoon si biir terrain bi lañ ko jëlee woon def ko centre biñ koy jëlee si biir terrain bi di ko def centre juróon na ay coow yu bari mais booba danoo amoon yaakaar ne lii nu fi taxawal mi centre polyvalent bi dina amal njëriñ population bi. gaa amal na leen njëriñ sax waaye fi ñu ko doon xaar xaj na àggu fa tey yàlla dogal bi maire amee projet mu ne day jëlaat centre bi dugalaat ko ci biir terrain bi ñu nit ñu def si taxawaay bi nu war en tant que acteur culturel. est-ce que football lu yëmbal du dee ndaxte ñun amuñu lu dul terrain bi benn terrain bi rek lañ dese mais bu fekkente ne tey jël nañ ko def ko synthétique tey suñu club yu mag yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër buñ ñëwee pour fay fi benn 1 an wala ñu fay fi benn 6 mois di fi entraîner ndax suñu doomu réew est-ce que dinañ am fu ñu footballee man loolu rek laay njëkk a jooytu ndax est-ce que loolu noonu mi ngi koy bàyyi xel bu baax a baax est-ce que buñ ko defee tey terrain synthétique def ko terrain boo xamante ni dafa moderniser est-ce que booy dinañ am fu ñu entraîner est-ce que équipe bu nawetaan yi fi nekk dinañ am fu ñu entraîner bu fi club yi ñëwee tey jii nii fay fi seen xaalis est-ce que bu boobaa duñ nangu terrain bi si suñuy loxo suñuy football dee si suñuy koñ yi nga xamante ni fi lañ doon gis xale yi nekk fii nii di fi entraîner mag ñi fi la ñuy entraîner suñu grand yi vétérans yi fi la ñuy defee match dimanche ak lépp mais est-ce que loolu noonu yëpp mi ngi koy sóoraale pour bu ëllëgee buñ soxlaa terrain bi tey dinañ ñu ko jox. ñu ngi koy ñaan yàlla wax jooju yàlla na dëppoog jëf ji te yéene bi mu ci amit yàlla na ko yàlla mootal leen di ñaan waaye lim ñu tegal moom yàlla arrangé nañu tey arrangé nañu ëllëg ndax terrain bi dafa am ay gàllankoor yoo xamante ni dañ ko doon jural yu ci bëri yoo xamante ni ay conséquences rek la doon te ñun ay njaboot lan ay boroomi njaboot lan ay nit lan ñoo xamante ni ci dëkk bi lan dëkk ba pare di dugg ci biir nit ñi jàpp na ni loolu daal incha allah bu ko yàlla mottalee dina doon loo xam ne lu gën daal ci ñun daal lay doon bu baax a baax mu concerne nag ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wetu terrain bi doon ba muy metti ñun la woon kon nag bu nee ba gis loo xam ne suñu arrangement la dañ koy wax ndax ba muy metti dañ ko doon dem wax ko ni ko lii kat ay loraanga lay doon ndax yamba beeg cigarette beeg tux beeg agresseur yëpp dafi daan am kon nag bu nee ba nga xamante ni mu fi def projet boo xam yooyu dafay jóge kon yaakaar naa suñu kontaante lay doon daal. samay rangoon ci assainissement ba léegi feregul ndax ndox ñun lay sonal ñun def nañ ci terrain bi lu ëpp weer di fi fanaan ndax problème mu ndox
kon buñ ñëwee tegal ñu terrain bi te waxaguñu ak problème assainissement bu boobaa ñun problème sérieux la ñuy def ndax terrain bi rek lañ xam foo xamante si ni fi lañ doon def ndox bi kon buñ ko ñëwee yëkkati ko tóoj ko kon bu boobaa ndox mi buñ ñëwee suñu kër yi lay dugg ndax assainissement bi lañ war a jiital terrain bi wala terrain bi bu tegoo ba pare nii assainissement bi kay foofu moom wax dëgg yàlla suñ jooy lépp ci Bara Gaye loolu la assainissement yëmbal nañ ñu taxaw si assainissement ndax terrain bu tegoo te amuñu assainissement mooy lor nañu mooy ñun ñu dëkk si taatu terrain mooy muy ñun moom dee nañ. Je fais confiance aux gens qui sont derrière le projet parce que ñi ko def aussi il faut ñu nangul leen ni tëbuñu rek def ko wala ñu gëmm di def dañu def ay études ànd ceeg ay experts ak ñi nga xamante ne si ñoom ñooy waa quartier bi waxtaan ceeg ñoom ba trouver terrain d'entente yaa ngi dégg bu fekkee la ñuy def après moo gën li fi newoon yëpp vraiment nañu ko def quoi te loolu li ma déggee ci waxtaan wi loolu la liñ fi bëgg a def moo gën li fi nekkoon ndax terrain basket bi amoon na certes mais terrain la boo xamante ne si mënu woon abriter benn compétition certes booy ñu ngi fi doon entraîner ñu ngi fi doon def ay sport wala yu demee noonu mais bu fekkee li ñu fay def moo gën a significatif loolu moo gën a yaatu loolu moo gën a rëy loolu moo ko ëpp importance aussi bon pourquoi pas